salari jiin bismillahi ma dee ci door maam góor gi njaay sutub maram jiin bàyyi maam maram njaay riw maa ngi may soow te ku réew mi soow booba danga siiw bàyyi ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba ñu ma dalee jiin booba tuuti laa booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb nay bari te nay baree bari nay baree bari te nay baree bari ndaanaan laa ñaari yoon. asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi Dakaractu ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp voilà tey nag ci seen rubrique làmb ku dégg làmb rek wax mbër wax promoteur tey nag ñu nekk ak promoteur bu mag fa seeni waxtaan ak moom ci vacances su promoteur di may bàyyi nag d'abord mu présenté wu comme ça ñi mën a tàmbale waxtaan bi sëñ bi ñoo ngi lay ziar bu baax a baax. di la delloo ziar bu wér di la nuyu di leen dalal yéen waa Dakaractu di kontaan ci ñëw bi ngeen ñëw seet si ma pour ñu waxtaan tuuti ci wàllum làmb donc man maay Makan Mbeng directeur Gaston Production nekk promoteur gars yi naan nee nañ Don King Junior yàlla na nekk donc ñu jëm nag ci saison boo xamante génn ci saison bu neex di jëm ci saison bu nar a dàq incha allah. voilà comme ni ngeen ko déggee rek saison bu neex bi ñu jógee ci Gaston Production loolu tax tey nag ñu jógee Dakaractu seet si ko bu ñu ñëwee seet si kii king des promoteurs nag xam nga comme ni ngeen ko déggee rek tur boobu fan la jógee. tur boobu je pense que Bécaye Mbaye moo ko tuddee woon père ci bi muy taxawal combat yu mag ya xaw na yàgg tuuti mu tuddee ko Don King. Don King mooy benn élément la boo xamante ni mi ngi États-Unis moom moo doon tëgg combat yu mag yi aux États-Unis donc Sénégal nag kiy tëgg combat yu mag yi comme Gaston la nag ñu tuddee ko Don King mu nekk le Don King de l'arène nationale. ba ma commencé dugg nag Don King Junior feeñ parce que gisatuñu Don King léegi nee nañ kon donc Don King Junior moo tax tur bi daal foofu la jógee. voilà dégg ngeen ko comme ni ngeen ko déggee rek Don King Junior donc mooy ki nga xam ne mooy fësal combat yi nga xam ne ku dégg Gaston Production rek seetaan lamb yi année yi passé rek nga xam ne vraiment Don King Junior bu baax a baax moo ngi existé ci loolu dañuy tàmbale ku wax promoteur période bi ñu nekk nii ñu nekk période de vacances. période de vacances nag ku ko wax période de noppaleeku mais est-ce que yéen promoteurs yi yéen a ngi ci noppaleeku. non vraiment non parce que en fait mën nañu wax ni que promoteur du métier promoteur xëy na dafa dab suñu métier man maa ngi ci leneen làmb ji c'est un plus boo xamante ni pour bégal askan wi la pour bégal amateurs yi pour bégal waa Sénégal waa diaspora mu nekk benn plus boo xamante ni day yokk ci suñu liggéey. mais du doon suñu liggéey donc su dee da ngeen foog ni que ñi ngi ci vacances non non nekk ñu ci vacances xëy na ñi ngi ci vacances ci làmb ji pour gën a mën a sax gestu lu ñuy def déwén ba pare gën a toppatoo suñu liggéey incha allah mais du vacances moom amul donc làmb dafa bokk ci ñun lu tax làmb bokk ci ñun suñu sport la ñu ñoo ko moom doo dem fenn ba gis làmb bëre dóor fii rek la am donc moo tax ma ni làmb ñu ñoo ko moom ñun waa Sénégal moo tax dañ ko war a sàmm aussi su dee dafa am loo xamante ni ñu ñoo ko moomal suñu bopp nañ ko jox gëddam ni xam ne que sénégalais lii la bëgg donc sponsor yi xam leen ni que làmb moom la ñu am moom la sénégalais bëgg ma arrangé waale yeneen promoteurs yi sax pour gars yi mën a dem sponsoriser yeneen promoteurs yi Gaston Production moom alhamdulilah xanaa ñu ñaan rek mu gën a yokku pour ñuy gën di mën a taxawal ay journée parce que sponsor tamit dafa baax ci làmb fonds propre promoteur su ciy jóg di dem ak fonds propre mën naa teel a freiné wu donc ñuy ñaan sponsor yi ñuy dem di accompagner promoteurs yi parce que benn billet benn su dee làmb bu mag par exemple lu stade bi fees fayul benn mbër soo ci amul ay sponsor wala pay per view bi léegi su yooyu su ci bokkul rek da ngay daanu donc moo tax làmb nañ ko fonk te ñi ciy liggéey dañu bëri sites yi ñu ngi ciy liggéey yow yaa ngi ciy liggéey donc jaaykat yi ñii di defar t-shirt ñii di jaay sandwich ñii di jaay ndox en fait ñi ciy liggéey dañu bëri tellement que war nañu mën a fonk làmb président Macky Sall xam na loolu moo tax mu defaral ñu arène nationale
jël 32 milliards benn budget boo xamante ni féetale ko foofu parce que xam na luy làmb jëriñ suñu dëkk bi voilà. voilà ci soo gisee ñi ne vacances promoteur actuellement ndax yéen en tant que promoteur ci yan activité ngeen di nekk ci période bi nga xam ne maanaam waa CNG dañ ne kenn du tëgg làmb mais toogoo leen croiser les bras yéen a ngi indi yeneen ay solution wala ngeen di fësale ay combat préparé pour saison bi di ñëw exactement Gaston Production actuellement ci yan la taxaw. waaw bon ñun pratiquement pour suñu saison bi di ñëw bi saison bi tëjee yokk nañ ci yeneen ñaari combat ci yu ñu jotoon a njëkk taxawal yu ñu jotoon on est à 5 journées hein, normalement parce que le premier bi ñu ngi jëm ci Balla Gaye Sa Thiès astafurlah Balla Gaye Boy Niang suñu jugee ci Balla Gaye Boy Niang le 1er janvier le 14 janvier ñu ngi jëm ci Sokk Marley boobu combat révélation VIP yu bees yi suñu jugee foofu ñu ngi jëm ci combat bi ñëpp di xaar mooy Reug Reug Sa Thiès le 5 mars suñu jugee ci boobu ñu ngi jëm ci le 14 mai Franc Força après ñu ngi koy tëjee ak Eumeu Sène Balla Gaye donc journée yooyu amul bu ci yëpp a neex donc je pense que Gaston Production moom soo xoolee ba xool chaque 3 mois am na benn grand combat 2 mois de kii yooyu 2 mois de communication la dañ ciy liggéey ci wàllum communication buy làmb bii nii ñu ngi pare Balla Gaye Boy Niang bi donc suñu xam naa suñu jugee ci màggal gi rek automatiquement dañuy tàmbali communication bi def premier face à face bi commencé jaay combat bi jaay ko au Sénégal jaay ko à l'étranger parce que combat ñëpp la combat diaspora la combat Sénégal la te xam naa ni moo nar a dàq ci combat saison bi parce que Balla Gaye Boy Niang ba ñu yegg si. voilà yow en tant que promoteur Gaston Production yan secret ngeen yor gis nañ saison bi ngeen jógee combat yi neex yi nga xam ne tëgg ngeen ko mën nañu wax ne yéen a tëgg combat yi dàq ci saison bi loolu moom macha allah yan pexe ngeen di doxalee ngir mën a jot ci mbër yi. bon tout d'abord dañ koy sant yàlla bu baax a baax ndax yàlla tamit ànd na ci Gaston Production dafa am 30 ans d'expérience. Donc 30 ans d'expérience ce n'est pas rien lépp luy am ci làmb maîtriser nañ ko côté organisation surtout dañuy jël suñu matuwaay ba mu mat sëkk muy ci police beeg gendarmerie bi ma leen di nuyu au passage sapeur pompier dañ leen di jox tous les moyens nécessaires pour suñu journée parce que loolu su jaaree yoon rek après organisation bi day yomb organisation bi lu tax ma ni 30 ans d'expérience sañatuñu def erreur parce que tëgg nañ fi ñaata journée mënuñu ko xamuñu ko sax ñun le nombre de journées yu ñu tëgg donc bon père ñëpp xamee nañ ko ci dëggoom ci fulaam ak faydaam kenn yabu ko ci côté boobu noonu loolu la ma jàngal donc man loolu rek lay tracé loolu lay continuer loolu lay def duma ci tegg yi tànk benn yoon suñu respecté suñu liggéey rek respecté côté CNG respecté mbër yi respecté amateurs yi loolu tam def ci am solo journalistes yi yéen tamit da ngeen ciy bokk lu tax ngeen bokk ci yéen tam ay porteurs de voix ngeen yéen su ngeen amul woon tamit nit ñi xëy na du ñu mën a suivre wala du ñu mën a xam lu xew moo tax yéen tamit dañ leen ciy remercier yéen comme yéen waa Dakaractu yéen a fi nekk yéen a ngi bay seen waar bu baax a baax ma leen ciy remercier au passage lu tax ngeen jóg tamit ñëw seet si ma c'est parce que jox ngeen gëdd làmb loolu rek wane na ni que làmb dekki na. ku wax làmb wax Gaston Production gis cachet yu muy fay mbër yi nga jàpp ne par rapport ak cachet yi ngeen di fay mbër yi est-ce que combat yi jàll surtout saison bi jàll génn ngeen ci. waaw erreur yu ñu doon def nag vraiment dootuñu ko defati parce que léegi ñun bokk nu ñuy liggéeyee dañuy budgétiser làmb yi suñu nee dañ koy étudier ba pare étudier ko budgétiser ko ba soo commencé nag dem doxi sponsor yi waxtaan ak ñoom tegal leen suñu plan ci saison bi li ñuy dem defi ñoom am nañ confiance ci ñun désormais parce que boobu ba léegi gis nañu nu ñuy liggéeyee amuñu problème ak sponsor yi pourquoi amuñu problème ak sponsor yi parce que soo ñëw toogee rek ne c'est Gaston Production tour bi rek jaay na boppam wóolu nañu ba pare
donc loolu mooy faciliter yenn sponsors yi di ñëw facilement ñuy liggéey ak ñun ànd ak ñun seen xel di dal parce que ñun tamit suñuy liggéey dañuy jox àq bi ba mu mat sëkk bugguñu liggéey ba pare sponsor bi di ñu woon naan non gisuma ci sama bopp non ñun loolu la ñuy njëkk xeex comme moom mooy c'est des bailleurs ñoom ñuy indi seen xaalis pour bëgg seen produit di feeñ donc dañuy def tout ba seen produit di feeñ donc moo tax sax suñuy journée ñuy éliminer yenn sites yëpp sax laay wax sites yëpp soo xoolee depuis 2020 amatul benn site buy ñëw ci journée Gaston Production. lu tax loolu sponsor bu fay ay banderole am ñëw teg joxe ay millions yu dul jeex géew gi càmbar lambar yi ñii di daw ak caméra ñii di daw reporter yi fii visibilité bi day wàññeeku man nag loolu lay xeex benn ñaar géew gi su setee rek làmb ji neex amateurs yi di toog ci kaw léeg-léeg du ñu gis dañuy obligé def nii wala def ay mouvement yoo pour mën a gis yooyu nag su amulee ci biir géew gi man ku ci nekk mën naa sañse sa sañse ñëw toog seetaan li ngay seetaan dem ñibbi ci jàmm benn kii lu la ci kii loolu moo gën a tax loolu benn point la beneen point bi mooy dafa am pay-per-view bi tamit foog ñu yombalal leen seen liggéey parce que waa diaspora ñoom nekk ñu ci dëkk bi ñoom dañuy fay pour seetaan ñoom tam mënuñoo fay seen ticket ba pare duñu gis lu ñuy seetaan yooyu yëpp dafa bokk ci lu tax ñuy wàññi liy nekk ci biir géew gi. Gaston Production ci wàllu boppam même su nekkee ci biir di liggéey dafa am benn moment boo xamante ni day couper direct bi bàyyi ba combat bi jeex mu soog a teg ko en différé loolu yëpp ci respecter code pay-per-view bi pour nit ñi mën ko seetaan am na benn moment boo xamante ni sites yi suñu xawee bëri ci biir des fois ay fuite day am sa benn employé mën naa sax jël kii bi ne man la Dakaractu teg rëccal dugal suñ ko daggee mu ni non maa ngi jéglu de xaw ma ko woon fekk dagg nañ la ba pare te ñun société bu ñu jël pour muy dagg nekku sax Sénégal dañuy signé benn contrat boo xamante ni ñoom ñi ngi étranger lu ay consigne la lañ leen di wax rek kii amul droit kii amul droit kii amul droit ku ci amul droit ku jël image yi dugal ko avertiral soo avertiré su comprendreul daggal affaire yi noonu lay demee. ok mais saison bi passée est-ce que si chiffre d'affaires génn ngeen ci. génn nañ ci su ma nee génn nañ ci mooy pertuñu mais je veux pas dire ni que gagné nañu parce que li ñu xaar ci làmb ñëwagul làmb mën nañ ci gagné beaucoup d'argent mais c'est pas encore à l'ordre du jour. donc actuellement Gaston Production. dañuy sant yàlla voilà nuñ ko foogee c'est pas exactement c'est pas le cas peut-être xëy na li ñuy fay mbëri am na journée yoo xamante ni dinañ rembourser suñu bopp ci wàllum sponsor ci wàllum pay-per-view ci wàllum billetterie soo ko dajalee di nga ne fatt nga sa journée perto parce que mënatuñu nag 30 ans d'expérience di organiser ay journées yoo xamante ne da ngay continuer di perte loolu defatuñ ko moo tax am na yoo xamante ni yenn mbër yoo xam ne suñu leen fayee cachet suñu d'accordul dañu naan ok c'est pas grave dañuy seeti sa morom dootu ñu rey suñu bopp ci yooyu am na ay mbër yoo xamante ne naan non soo ma joxul temps du ma bëre ñu ne la ok amul problème sa morom a ngi fi y a plus de 6000 licenciés te léegi soo xoolee ba xool mbëri ndaw yi sax na léegi ñoom ñooy feesal stade yi soo xoolee Franc ak Sokh bi passé def nañ différence donc genre mbër yooyu ñu ngi ñëw am na ñeneen donc mbër yu mag yi ku ci mel ni Balla Gaye alhamdulilah moom rek moom kese mën naa feesal stade bi moo tax ñu am ose jël ko jox ko 4 avance Eumeu Sène bëri na fi ñetti yoon mi ngi ñaari yoon yi jàll na mi ngi ak suñu 3e avance mooy contre Balla Gaye parce que am na ay mbër de cible yu ñu ciblé yoo xamante ni ñoom alhamdulilah quoi amul problème. loolu ay genre partenariat lay doon wala. bon waaw mën nañ ko tuddee partenariat parce que ku ñu dem ba jox ñett avance wala ñeent avance tu es partenaire avec Gaston Production ba ngay pare ak moom contrat donc mën nañu wax ni que loolu partenariat la. léegi suñu jëlee ci loolu par rapport ak mbër yi ciblage mbër yi gis nañ ne vraiment mbër yi ngeen di jël dañuy feesal stade bi consort ñoom aussi par rapport ak ñoo ngi kaas ci par rapport ak seen dagg yi ñu leen saison di dagg ak yooyu yéen ban rôle ngeen ciy joué yéen en tant que promoteur. ñun suñu journée yëpp bañ nañ ko ba 3-4 jours avant journée bi dañuy def benn réunion au CNG ñu toog seen manager dañuy toog
dinañ leen wax lépp lu ñu war a def ak lépp lu ñu warul def lépp lu ñu am droit ak lépp lu ñu amul droit mais léeg-léeg xam nga rek cafka làmb mbër bi day ñëw ba ci jour ji ñu ni la mën nañ jël exemple Gris Bordeaux ci liñ ko dagg ci 12 bouteilles maximum 10 bouteilles la amoon droit mu am ñaari bouteilles de plus des fois CNG peut-être dafay xaw a sévère tuuti mais 2 bouteilles de plus xëy na mënoon nañ ko may wala ñu avertir ko ñu ne ko prochaine fois dañ lay dagg wala genre demee noonu mais ci 2 bouteilles ñu dagg la tant de millions noonu c'est un peu sévère quand même donc man côté CNG daf fi nekk pour réglementer làmb donc ñoom tamit seen liggéey rek la ñuy def mbër bi xamoon na ni que su amee plus de 10 dañ koy dagg CNG tamit mënoon na peut-être tolérant tuuti comme 2 bouteilles de plus bëriwul. par rapport ak saison bi di ñëw lim nga fi léegi 5 combats yoo xam ne fësale nga combat yu mag. waaw lan ngeen di xaarandi ci combat yu. di gën a woo sponsors yi ñu gën a ñëw gën a jàppale promoteurs yi mbër yi Balla Gaye Gris Bordeaux bii passé neex na neex goo xamante ni ñëw nañ ci fulla ñëw nañ ci fayda te remplir nañu seen contrat la preuve Gris Bordeaux moo perte même pas une semaine après mu am beneen contrat c'est parce que ñëw na def na différence wane na ni que dafa waroon remplir contrat am remplir na ko moo tax yàlla may ko beneen contrat su dee nag dañ lay jox yenn millions yi nga ñëw di jaay taar wala di def leneen bëreewoo jaayoo combat bi loolu promoteur bi du sawar ci yow donc mbër yi dama leen di lancer appel mobilisation bi ci la bokk jaay combat bi ci la bokk jouru combat bi nga ñëw def fulla bëre fulla wala di daw wala di arrière yooyu du la may combat donc loolu c'est un message pour vous les lutteurs na ngeen ñëw bëre bi neexal bés bi yëkkati ngeen nit ñi fu nekk ñu ñëw feesal stade bi su ngeen ñëwee wane leneen su boobaa benn promoteur dootu leen sawar a tëggal te ngeen xam seen bopp ci ay wàllum cachet promoteur amul xaalis bu mu yàq su leen fayee cachet xam leen ne que cachet boobu noonu baax na si yéen ngeen accepté ko. ba léegi fi ñu jeexale mooy ñu bëri dañoo ne Gaston Production day tënk maanaam contrat am ba mbërëm yi du ñu am liberté wax ak la presse léegi lan moo waral loolu ak lu tax ngeen tënk noonu mbër yi. xam nga soo nekkee sous contrat waruloo dépasser yenn bornes yi benn mbër bu nekk sous contrat ak Gaston Production dafa war a respecter contrat bi presse bi ko bëgg jël moom tam mu respecter contrat mbër bi su bëggee jël mbër bi na woote Gaston Production laaj autorisation ñu wax ko lan mooy modalité yi pour nga mën a jëm jëli mbër bi su ko accepté mu soog a mën a dem jëli mbër bi donc lépp loolu ñun suñu liggéey dañ ko teg ci yoon en fait suñu bàyyi woon noonu suñu mbër mi kase n'importe qui dem jëli ko amatul sens donc foog ñu sécuriser suñu mbër foog ñu sécuriser suñu contrat bi ñu am ak moom foog ñu sécuriser aussi les sponsors yu ñu signal yooyu yëpp mooy jël liggéey bi teg ko si yoon. moo tax mbër bi ñun mbër yu am ak contrat ñun xam nañ ba pare kenn su jugoon nag dem ne voilà dama laa bëgg jël lu ñu lay njëkk wax mooy woowal Gaston Production ñoom xam nañ loolu donc jarul presse bi jarul ngeen di yàq seen paas di dem ji jëli mbër bi te amagu leen autorisation. mais dañuy bëgg di waxtaan ak ñoom par rapport comme waxtaan bi. loolu mën na nekk mais nañ ko jaarale ci yoon woo Gaston Production wax leen naka ngeen war a def pour mën a am mbër bi su boobaa y a pas de souci Gaston Production wax leen li ngeen war a def pour ngeen mën a dem yéen tam à leur tour. même su nekkul ci mbirum wax ci contrat bi maanaam wax de manière générale loolu aussi bokk na ci tënk bi ba léegi. bokk na ci tënk bi ba léegi. il est sous contrat ak Gaston Production. son image ne doit pas sortir. image am du moment que mi ngi ak contrat ak Gaston Production image am Gaston Production moo ko moom. am na sax beneen exemple sponsor warul mën a dem seeti mbër bu nekk sous contrat signé ak moom contrat te waxul ak Gaston Production tant qu'il est sous contrat loolu tam beneen la boo xamante ni am na des fois yenn yoo xamante ni dañuy bëgg jël image yu mbër bi te nekk ñu sous contrat ak Gaston Production loolu le sponsor bi dem seeti mbër bi mën na cee am problème donc quand le lutteur su nekkee ci contrat ak Gaston Production nañu seeti Gaston Production ñu xool naka ngeen mën a ànd liggéey ak Gaston Production ak mbër mi. ok ñoo ngi lay gërëm.
donc di la remercier yow tamit di nuyu ñëpp di nuyu amateurs yi di nuyu Gaston Père Gaston nga xam ni que wax dëgg nag làmb su yegsee fii ginnaaw yàlla moom la donc ñu ko ciy remercier di ko ci ñaanal mu yàgg fi loolu et puis am wér bu baax a baax pour mën a yeggale mission yu mu tàmbali donc yàlla may ñu fekkee ak tal rek ñu mën a yeggale ñun tamit suñuy journée yi yu ñu taxawal ak yi ñu nar a taxawal Dakaractu yéen tam bonne chance ci seen liggéey ma leen di encourager ngeen gën a jëm kanam gën a siiw gën a nekk au diapason seen patron ñu koy nuyu au passage donc di la remercier di remercier toute la presse sénégalaise. merci beaucoup comme ni ngeen ko gisee ginnaaw bi ñu gërëmee bu baax a baax directeur Gaston Production ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax si dalal bi kontaan nañ di gërëm bu baax a baax Père Gaston vraiment ku ko dégg rek dégg turam rek di wax mbirum làmb gis nañ fu mu indi làmb ba tey ñeme ñëw taxaw fii di waxtaan ci mbirum làmb donc ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant di leen di xaar ci beneen numéro ak beneen promoteur. salay jiin bismillahi ma dee ci door maam góor gi njaay sutub maram jiin bàyyi maam madam njaay réew maa ngi may soow te ko réew mi soow booba dangaa siiw bàyyi ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba ñu ma dalee jiin booba tuuti laa booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb nay bari